jërëjëf Oumar maa ngi sant yàlla ci li ngeen ma may ma mën a wax ak waa Thiès mën naa ne sax yéen a ubbi bunt bi ndax boobu ba léegi foog naa gisuñ ma ci média yu bëri fii même au niveau national di leen gërëm ci li ngeen ñëw maa ngi nuyu waa Thiès yëpp di nuyu ñi nga xam ne yëpp dañuy seetaan Actu Thiès di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw ci waa Thiès ci ñi nga xam ne dinañ am occasion dégluñu di ñaan rek jàmm am si réew mi foog naa jàmm jooju sax wax ji fi mu toll tey ci la ñu bëri di dox muy kilifa diine surtout le cadre unitaire pour l'islam nga xam ne ñu ngi nekk di mbébét benn charte boo xam ne dañ bëgg nit ñi xaatim ko ndax jàmm nag ci la lépp xecc ñuy ñaan yàlla defal ñu jàmm jooju maa ngi aussi profité ci occasion bi ngeen ma jox pour ñëw feelu sama moromu jigéen ñi nga xam ne fan yëpp ñu ngi wax ci li xew ci affaire Miss Sénégal yi mu nekk lu metti loo xam ne symbole Sénégal la doon symbole valeur jigéenu Sénégal yi foog naa moo taxoon concours Miss Sénégal boobu ñu institué woon ko pour fësal taaru jigéenu Sénégal du taar ci xar kanam rek waaye taar ci jikko taar ci ay doxalin taar ci taxawaay li xew nag gàkkal loola gàkkal ko ba pare daal di nekk loo xam ne lu tiis la ci jigéen waaw vraiment maa ngi ñëw je me joins au concert bi nga xam ne concert yu jigéen ñi nekk di dénoncer li nga xam ne moo xew si affaire Miss Sénégal boobu te man xalaat naa ne tey état bi un état responsable dafa war a retirer licence boobu yoon seet li nga xam ne moom la Miss yooyu wax ba ñu seet ko ba seetantal ko ba xam ndax lan moo si nekk dëgg balaa dara di am ñu éclairer la lanterne et rendre justice su dara amee waaw damay profité rek si li nga ma may balaa ñuy dugg ci local yi parce que 2 questions yoo xam ne au plan national am waaw loolu nekk na question bu ma neex dama am un sentiment de fierté bi nga xamee ne coalition bu day ni Wallu Sénégal muy quand même coalition bu am solo regroupé vraiment parti yu am maanaa te man ma jiite un mouvement bu tudd mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail munoon nañ ma stigmatiser ne jigéen la benn ñaar du chef de parti ndax dégg naa ko nag si ñu bëri suñuy ànd ci ànd politique bi waaye loolu amu ca ñu jël ma daal di ma tànn amul xëccoo amul xeex amul contentieux daal di ma ne yow yay nekk candidat coalition bi pour ville de Thiès muy une première bu am solo ci contexte boo xam ne maire bi dañ koy fal au suffrage universel direct maanaam askan wi ci boppam mooy fal maire am ñu jël la yow ci 12 candidats yu nekk Thiès nga nekk ci benn jigéen mën naa ne fierté la man pour man c'est une grande victoire pour le leadership féminin nga xam ne depuis lu ma presque 2 ans ngi nii ñu ngi ànd ak caucus des femmes doon xeex pour local yi jigéen ñi fësal ci seen bopp wala ñu fësal leen ci kon buñ ma ci jëlee muy Sénégal am juróomi ville mooy ville de Thiès ville de Dakar ville de Guédiawaye ville de Pikine ak ville de Rufisque mooy juróomi dëkk yi fem statut de ville au Sénégal ñu jël ci booba ne ma yow yay candidat bu coalition bii nga nekk ci benn jigéen mën naa ne pour man atteindre nañ déjà benn objectif bu mag pour wane ne jigéen ñi tey war nañ mën a yóotu yenn kuréel yi surtout au niveau des collectivités territoriales te dinañ ci yegg xam naa pour wax ko mu nekk aussi loo xam ne dafa mu ko boole ci sama combat mooy combat boo xam ne dama bëgg nekk modèle ak lu ciy xew rek ëllëg yàlla suñu borom lay neex ñu ngi koy ñaan mu may ñu ndam ndax moom mooy maye ndam moo yor ndam ku mu ko may rek di nga ko am ñu ngi ko koy ñaan waaye dañu ne ak lu ci mënti xewit ñun suñu objectif mooy modèle boobu ñuy bëgg nekk pour jigéenu Sénégal surtout la jeune génération
ji modèle boobu ñu won leen ne dara jombu leen fii ci ay cër dara jombu leen si ay taxawaay dara jombu leen si mu ñu bokk ci ñi nasaka nocc ci dëkk bi loolu mën naa ne objectif bu ñu atteindre la à travers cette candidature déjà que nous portons li ci des nag mu ngi ci loxo suñu borom ak si loxo Thiessois yi nga xam ne ñoo nar a voté dinañ ci nag dem wax nga ko sànq ñun mësuñu tànkam lu xew Sénégal ak lu xew Thiès surtout wax nga ko Dangote fii bay xeex ba mettee ba mu metti ba ñu metti ñun ñoo jël suñu tànk ba dugal ci ay 52 députés dox ci dem seeti ci kilifa diine yi dox ci lu bëri ba yàlla def ci jàmm aéroport bii dafa tagga tembe woon ñaari ati yàlla Macky Sall jël na pouvoir bi travaux ya mënut a dem man mi maa ci nekk di ko dox parce que dañu waroon libérer emprise yi te libération emprise yi nekkoon benn problème bu mag ba travaux yi mënatul avancer ñu yàlla defal ñu ci jàmm ba tey jii gox boobu yëpp nga xam ne ñu ngi autour de Kër Moussa yàlla def na ni mën naa ne boole nañ ma ci seen bopp ndax ay turandoo sax am naa ko fa am naa fa lu nekk dañ maa jàpp comme ku bokk ca dëkk ba Transrail bi metti na ba léegi mu ngi dox di wéy di metti amoon na temps tamit ñu ànd ak cheminots yi def réseau bi yëpp fii ba Tambacounda pour wax ak tous les cheminots parce que dañ nekkoon situation boo xam ne dem nañ ci ay gaar ay cheminots di jooy ay borom kër ndax xeex bu metti bi amoon ba ñu jéem cee dox ba mu am ci lu ci état bi defoon si jéego bien que man li ma si doon xaar mooy benn solution définitive boo xam ne day tax ñu am un chemin de fer viable et porteur de développement gisaguma ko mais xeexu cheminots yi mosuma ci teggi sama tànk pour jox la rek ay firnde fii nii Thiès foncier bi combat yi fi mujjee mëne parce que mënoon naa fi wax ëllëg ba suba ci ay dossiers yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko xeex nañ ko si dëkk bi mën naa aussi bëgg naa citer usine batterie bi nekk buntu Pout si Gelec wax naa leen ko dañ leen war a bàyyi xel parce que ay milliers de pères de famille ñu jël leen ba laisser leen en rade depuis plus de 5 ans ñenn ñi faatu nañ ñenn ñi feebar nañ te ñi nga xam ne ñoom ñoo responsable situation ñu ngi fii toog ci dëkk bi nekk fi ay kilifa yu mag di seetaan loolu ñu bañ leen fay seeni droit te batterie yooyu ñu ngi ci biir marché bi ku le fu ñu leen di defalee ndax dañoo jaay licence ba wala lan la kenn xamut waaye est-il que les travailleurs attendent toujours ñu delloo leen ci seeni droit ànd nañ ci xeex kook ñoom mënuma lim xeex yi ñu fi xeex def ko nag tout simplement parce que dañu gëm ne loolu moo war a nekk suñu taxawaay fii nii Thiès gi foncier problème bu fi am bokk nañ ci ñi nga xam ne dox nañ ko wala wut nañ ci solution wala réglé nañ ko mën naa ci wax yi ci mujj mooy désaffectation yi am fii Thiès nga xam ne nit ñi bëgguñu cee wax lu bëri waaye lu doy waar a ngi noonu te man maa ngi xaar campagne bi jot ba ñi nga xam ne ñoo ko liggéey te di laajaat mairie bi ñu àddu ci ndax wëj dem nañu dépouiller des familles démunies dépouiller leen complètement de leur patrimoine, du maigre patrimoine qu'ils avaient lu tuuti li ñu amoon ñu dépouiller leen jox ko ñeneen ñoo xam ne ñooña ñoo leen waroon a sarax ñoo leen waroon a may man nag yàlla def na xeex naa ci ba am na ci lu bëri loo xam ne réparé nañ ko ci waaye am na lu bëri lu ci des lu yenn yi ci mujj poñin bii dañ ko lotissé woon depuis 1994 ñuy xaar ñu régulariser leen pour ñu jox leen seen kayitu parcelle lu dëkk muy 238 parcelles yoo xam ne c'est le village traditionnel de Pognit boo xam ne mu ngi nekk léegi sur un titre foncier de l'État dox nañ ci ba balaa receveur des domaines jibisi di fi jóge mu signal leen ku ci nekk sa lettre d'attribution wu kër ba yaa ngi téye sa kayit soo waree wuti sa baay di nga ko am nga am sa titre foncier loolu mooy te man suñ fa doon wër duñ fa gis benn parcelle boo xam ne turu Hélène Tine nga ca dañ ko def parce que askan woo xam ne dafa jox lépp Thiès ay suufam ñu war koo réparer jasab naka noona kon
ñun de su dee dañuy seet ku ñuy fal dañ ko war a fal parce que dafa mës a nekk ci wetu population yi dëkk ak ñoom di dund ak ñoom seen problème xaarul am ndombo tànk pour di ci wut solution. xam naa ne bu ñuy tànn danaa bokk ca ñooña waxuma ne man kese la de mais danaa bokk ca ña nga xam ne wala ñu bàyyi ma xel ca ña koy def bu ñuy tànn it di xool ñoo xam ne ndax loolu laa jiital man si jikko ku ñu war a tabb jox ko sa commune ndax am nga ay jikko est-ce que yow ràngoo nga ay valeur yoo xam ne war na tax ñu wóolu la ndax nag ku ràngoowul valeur it bu la waxee diggee addina kubéeram it Oumar du ko su ko defut bu mu la bett de ndaxte yow valeur yi mu war a am pour respecter ay engagement am ak ay promesse am yoru ko kon su ko defut nga xam ne yaa tooñ sa bopp. maa ngi saluer le discours de l'évêque de Thiès mu def Bambey keroog wax jeunes yi ne leen ku leen di ñëw ne leen voté leen ma seet leen nu muy dundeek yéen est-ce que mu ngi dund ak yéen dundin bi nga xam ne nawloo ngeen ko si ay jikko yu rafet ci cofeel bu mu am si seen dëkk ak si yéen si taxawaay bu muy xeex contre l'injustice si programme ba nga xam ne moom la leen di proposer. donc pour ñëw rek ci wàllu programme bi nag xam naa ci nga jëm pour man loolu aussi moom laa ci bëggoon àddu. waaw maa ngi njëkk saluer mémoire suñu frère boobu di Mamadou Dieng ndax Mamadou Dieng élection locale boolewuñu dafa nekk sama càmmiñ doon ñëw fii ci sama salle bi di fi toog élection 2009 la ñu njëkk a commencé di waxtaan parce que dafa nekkoon Benno Siggil Sénégal dafa mës a nekk PIT mës a nekk allié wu AFP ba ma nekkoon kon maa ngi ñaan yàlla xare ko ajana yàlla defal ko jàmm fa mu tëdd yàlla aaral ko njabootam teg loxoom si njabootam. léegi 2014 wax nga ko àndoon nañu parce que dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoo tabax alternance bi fi nekk donc 2012 dañoo nekkoon si mouvance présidentielle bi ñu paree ba am suñu ndombo tànk député mais amee ko sax à travers une liste citoyenne boo xam ne dañ ci ànd ak Serigne Mansour Sy Djamil maa ngi nuyu waa Bës Du Ñakk yépp taxul ba ñu ni dañuy toog ci mouvance bi parce que ñun contribuer nañ pour fal Macky Sall donc ñu dem ànd ak ñoom local local bañ ànd it comme wax nga ko il y a am na comme ni mu amee nii rek ndax man foog naa lii mooy seen baax ñoom ñooñu mouvance présidentielle seen baax mooy ut ay liste parallèle dañ leen ngemb jox la Benno Bokk Yaakaar ba pare daal di wut ay liste parallèle pour galgal la ci suuf donc moom lay niroo ne dafa mel ni benn nu mu tuddati remake 2014 moom laa gis nii parce que jël nañu Benno Bokk Yaakaar bi jox nañ ko benn kuréel ba pare waaye ñoom it ngemb nañu ay liste parallèle loolu nag ñoom rek ñoo ko mën waaw donc ñun dund nañ loolu mais ñun dañoo mës a toog fa ñu toog ba ñu paree local yi tamit 2014 gis ne li ñu doon xalaat ne moom mooy la ñuy am ci alternance bi gisuñu ko ca lañ teg gisuñu tànk ne ñun mënatuñu ànd ak pouvoir bi lu dem opposition waaw kon loolu nag la ñu continuer di doxal 2019 bi ñuy dem présidentielle Idrissa Seck lañ àndal parce que ci juróomi candidat yi ñu indi loon moom moo ñu wonoon programme bu ñu doy boo xam ne mën naa ne bu ñu xooloon programme mu candidat yi yëpp te loolu je défie tous les gens ñu dem xool ko c'était l'un des meilleurs programmes donc ñu ànd ak moom mu nekk doomu Thiès fii la ñëw toog ci salle bi ñëw wax ñu ne nañ ko gunge ci présidentielle bi ñu gunge ko jàppale ko tey nag ñu ngi dem local moom lay njëkk a wax ne ko loxol kajoor nag dafay weesaloo loxoy kajoor ba muy wut dañ ko dimbale jàppale ko fii ci ñun la ñëw sàkku ndimbal ñu ànd ak moom tey jii ñamu dem di làngal ñoo ko doon xeex su doon ñooñu rek du nekk numéro 2 ba ñu di koy am ba ñuy intéressé aussi moom ba di ko woo pour poñse ko pour def ko mburoog sow waaw donc
ñu ngi koy wax ne na fàttaliku parce que fii mu ñëwoon it dafa newoon dañuy ànd présidentiel ànd local ànd législatif ànd nañoo ak moom présidentiel ba pare gor nag ca wax ba maa ngi koy nuyu di ko sargal mais xam naa ne bien que lang naag ñale man maa gëm naa ba léegi ne su xoolee ne bokk naa si meilleur candidat yi nekk Thiès sax soo moytul moom su dikkee fii Thiès dinañu sànnil carte loolu lu ma leer la ah déet ndaxte moom ba mu koy wax Jatara mi candidat am mu ngi fi woon toog kon nag moom moo ne woon ñu ànd présidentiel ànd local ànd législatif ah ñun nag ñu ngi des ca boor ba mu ñu bàyyi woon ba mu ñuy wax loolu ñu nga fa des donc mënuma wax leneen lu dul su ma ñëwee ci situation mairie yi mooy wax nga ko 20 ans gi nii Idrissa tamit saa yu ñëwee laaj waa Thiès jox ko ndax daf doon nekk ci liste yi moo daan campagne nord est ouest ville ak région ak département temps ba région amee ak département bi muy am yépp bu ñëwee waa Thiès jox ko tey nag nekkatul ci benn liste comme nekkatul ci benn liste nag 20 ans durant waa Thiès foog naa ne libéré wu nañ dañu war a jël seen courage à deux mains seet seen doom yi nga xam ne du ñu yekkale seen gox dem toog Dakar wala ñu yekkale ko wala ñu tayle ko ñu jàpp ñu taxaw jox ñooñu seen ñu dénk ñooñu seeni lenge man loolu lu ma xalaat ne waa Thiès nag xam nga Thiès moom dëkku bañkat la bañ nañu nag ba fii te ñoom ñooñu làng def mburoog soow ba naa ne ñoom ñoo tënkoon Thiès depuis 2004 ñoom ñoo toogoon Thiès li ko tardeloo yëpp depuis 2004 ñoom ñaar ñooñu la te seen ànd bi kat mu ngi bëgg yàgg waaw muy moom ñoom ñaar seen ànd bi depuis nag novembre 2020 ba léegi am na at ak lu teg man gisaguma lu mu jural Thiès de yow xaw ma nag ndax waa Thiès gis nañ ko est-ce que mburoog soow bi feeñ na Thiès gisaguma ko coow li rek moo fi ne maire yi nag boo gisee man maire yi nga xam ne tey ñoo fi toog depuis 20 ans doo am sax loo leen di wax ñoom mosuñu wax waa Thiès ne leen fal leen ñu liggéeyal leen lii mosuñ ko wax ñoom dañ daan toog seen ruq ànd ak Idrissa campagne ba pare Idrissa ñëw ne waa Thiès na moon naa leen daal di leen reetaan waa Thiès votel ko bu paree mu tànn ku ko neex munoon na nekk yow Oumar Sarr ko munoon nekk keneen na nga nekk conseiller rek mu ni la toogal nord yow toogal est yow toogal ouest yow toogal ville ñooñu mësuñu représenté waa Thiès benn programme ku mësul présenté programme pour ñu fal la nag ndax lu dul nga nekk programme Idrissa mu ñëw jox la cër wi mais loo defut kenn mënu la ciy sikk luñ la ciy sikk te yow mosoo présenté programme tey nag dafa am lu bees mooy dañu ne loi bi mayatul Masamba wala Mademba ngay tànnal kenn askan wi mooy tànn ku ko neex comme loolu am na exigence bi mooy nit ñi nañ génnee seen programme ku fi desoon 7 ans wala nga def fi ñaari mandat nga def fi 12 ans wala 20 ans sax nga ñëw ne man de lii laa fi liggéey nit ñi xool ndax la nga liggéey doy na leen te ñu def ko nag si jàmm man de ku ma woo si waxante lu ñaaw ci campagne bi dooma ci fekk dooma ci dégg programme la ñu bëgg ñun ñu ngi suñu programme ba ñu amoon toujours nous avons toujours eu un programme man dama nekk local 2014 ba dama nekkoon tête de liste programme laa amee bu ngeen demee laaj waa forum civil Thiès lël ba ñu defoon pour candidat yi indi seen programme ñun bokkoon nañ ci ñu amoon programme ba gën a taaru waaw ñu ngi nekk di mettre à jour suñu programme di ko mettre à l'envergure de la ville pour wane ni lii la ñu gis moom la ñu yéene suñu ville dinañ ci dugg ndax ville bi soo xoolee insécurité bëri na ci Thiès dëgg la am na ay lampadaires solaires yu fi nekk yoo xam ne nguur gi moo fi indi woon projet boobu waaye war nañu mën a xool naka la ñuy génnee la ñuy duggee ci biir quartier yu lëndëm yi dugal fa lampadaires yooyu mu bañ a dekk sur les grands axes routiers ndax nag quartier yi tey lañ gën a lëndëm
insalubrité bi Thiès tey la raw xam ngeen problème mu marché yi nekk Thiès xam ngeen ko waaw infrastructure yu bëri manqué na Thiès xam ngeen foncier bi niñ ko gérer xam ngeen état civil lu Thiès ban état la nekk ca mairie ba ces choix yu bëri dëkk Thiès dëkkuñ Thiès dañu ñëw di bëgg wut kayit foofu am jafe-jafe yu bëri parce que l'état civil est dans un état lamentable problème yi du jeex xam naa ne ku fi jël dëkk bi sax da ngay mën a hiérarchiser problème yi ne lii lay njëkk a régler lii doog a mën a dem si leneen bu la yàlla dimbalee nga mën ko doxal donc ñun am nañ ci yéene ak équipe yi ñu àndal parce que nag suñu coalition fii ci Thiès Nord man tête de liste proportionnelle laa fi même si je suis la tête de liste de la ville au nord je suis la tête de liste proportionnelle parce que Thiès Nord Sidi Ndiéguène mooy tête de liste majoritaire waaye man la lëkkalool pour ñu seet nu ñuy def ba jël Thiès Nord ba li nga xam ne aussi moom fu mu ranke ci Thiès Nord ñu mën cee taxaw ut ci solution waaw xam nga man tey damay yóotu Thiès yëpp mais soo ma waxee ne waxal ci Thiès Nord moom foog naa ne ce sera la 3e fois parce que bi may dem 2002 local benn moo amoon c'était la ville de Thiès les communes d'arrondissement 2009 lañ fi commencé donc man nekk naa candidat 2009 nekk ko 2014 ba 2022 bi man ma dem ville nekk fa candidat waaw kon dinañ si dem ba jeex kenn du toog Thiès ne mosoo laaj boo laajoon ñu jox la waaw dinañu laaj nag yàlla mooy maye ak Thiès waay te bëgg boole ko dinañ laaj boole ko ak programme boole ko ak suñu jëf boo xam ne du tey te xaaruñu ñu fal ñu dégg naa maire sortant di wax ne ba muy def ci Covid bi ñiy laaj tey fan lañ nekkoon mais lam doon defee suñu alal la moom dañ ko fal maire bi moo tax mu amoon lu muy defee du dëgg te moom sax dañ bëgg mu def bilan wu 400 millions yi mu wax ne moom la defoon ci Covid bi ndax man am na ñu ñëw fii ci man di ma jooy si ne dañ leen yoreel ay bor ba léegi ci Covid ba ca depuis 2020 te fayaguñ leen ko am na ñeneen donc wax ji bëri na bilan boobu nag nañ ko def donc pour dire que tey Thiès Nord problème yi bëri nañ ci foog naa bi gën a rëy ci problème yi mooy marché bii nga xam ne déjà c'est un environnement insalubre boo fa rombee da ngay jaaxle ndax ñiy jaay da ngay ne naka lañ mën a toogee ci situation bu mel nii xet bu bon di leen rey ak saleté suba ba ngoon jot mën nañ fa jëlee feebar bu dul jeex loolu mu ngi Thiès Nord Thiès Nord am nañ problème d'école gis ngeen axe bi caali fii jëm ba ca kaw dalee ko deux voies de Ngent dem ba ca kaw foog naa ne fii école Petit Thiali bi moo fi nekk xanaa école Capon ba ak école Coonax ba nga xam ne ñoom yu am la ñu am doy na leen ak école Pognine ba mais fii nii yëpp benn école Petit Thiali te école ba dans un état indescriptible boo xam ne xale ya man démbul sax jaaraat naa fa mais la ma fa gis daf ma yéem donc tey Thiès Nord soxla na axe bi ñoon fi au moins ñaari école parce que les enfants sont à plus de 100 dans les classes et des classes yoo xam ne mënoo gis nañu mel mais axe bi yëpp benn poste de santé moo fi am bu Petit Thiali bi amul alors que am na fii ay espace assiette foncière yoo xam ne c'est dédié à des postes de santé war nañ ko mën a tabax soo ñëwee fii Thiès Nord mais quartier yu bëri nga delee ko Médina Fall Taaxi Kaw Jaxaab Thiali suuf ak yu ci gën a bëri c'est des quartiers non lotis nit ñi amuñu patrimoine donc boo ñëwee di désaffecté ak di wut ay lay coppati pour yóbbu mais yow déjà régulariser ñi fi nekk nga fexe ba ñu am seeni kër lew leen ñu am si bail am si titre foncier man de suñu joxee mairie bi dinañu defar benn guichet boo xam ne pour accompagner les familles ba famille yi mën a ñëw ut seen kayitu kër ba am seen patrimoine ba seen kër nekk seen moomeel parce que fii yëpp état immatriculé na ko mu nekk titre foncier de l'état
ci ñun la des ñu accompagner les populations pour ñu mën a ñëw tey seen kër ñu mën koo seet nu ñuy def ba ñu amal leen ñu gunge leen au lieu ñuy seet lañu fa ñu dëkkeewul pour ñu coppati ko yóbbu ñu tegal leen un guichet qui va les accompagner pour ñu mën a dem gunge leen ñu def seeni ay formalité ba seen kër yi mën a am bail ak titre foncier loolu yéene bu ñu am la te suñu ci yàlla yóbboo danañ ci taxaw oli ku ci sa parcelle taxaw te yaa ngi ko yor ñu wax la ne fii nga war a aw ba sa parcelle boobu lew ndal domm waaye du ñu ñëw di dugal ay procédure pour racket parcelle u nit yi loolu aussi yéene nañ ko ci def yéene nañu vraiment Thiès Nord ñu xool environnement bi ndax gis ngeen ko côté bii yëpp ak même côté Médina Fall d'abord ndox mi dafa am côté yoo xam ne dafa am inondation continue moo impacté école Petit Thialy waaw xam nga maa ngi doon wax sans situation yi Thiès Nord bëggoon naa insister aussi sur gox yi nga xam ne amuñu ndox boo demee côté Médina Fall dem nañ fa semaine passée ay jigéen recevoir ñu fa parce que ñu ngi ci suñu ay proximité mais dañ ñu ne citerne mooy ñëw foofu di fay indi ndox citerne nag ndox ba muy indi ñu ngi dimbale nit ñi ndax nag te waaye ñooñu dañu am droit en tant que citoyen ñu xool nu ñuy def ba ndox mi di yegg ci seen gox parce que ndoxu citerne yi tamit mën na nekk ndox boo xam ne mën na bañ a potable ni mu war a potable ndax dañ koy stocké nit ñi ñëpp ñëw fa di root population yooyu muy côté Médina Fall muy yeneen côté am na quartier yu bëri ba léegi adduction d'eau bi des na affaire éclairage public bi nag du Thiès Nord rek li may wax nii foog naa ne quartier Thiès yi yëpp la ville bi yëpp la donc pour wax la ne jafe-jafe yi am Thiès Nord ñoo am Thiès Est ñoo am Thiès Ouest loolu lu leer la muy problème yooyu ñu wax Thiès Nord yëpp boo fi duggee commune boo fi dugg problème yooyu nga fay fekk donc tey war nañu xool naka la ñuy adressé en tout cas ñun suñu yéene la ñuy adressé yooyu problème ba population Thiès yi ñu vivre mieux seen commune foofu loolu nañu intitulé ñun chapitre boobu nga xam ne dañuy adressé problème yi nekk ci commune bi comment vivre mieux notre commune comment vivre mieux notre ville nu ñuy def ba ñu ne suñu ville nekk ville bu neex a dundee parce que say doom ñu ngay dem école ci école yu baax neex a dundee parce que boo feebaree di nga mën faju ji neex a dundee parce que mbalit mi ubale dëkk bi dinañ ci wut pexe neex a dundee parce que dinañ la seetal cadre de vie bi noo xam ne dinañ ko yanjal ba ñu mën cee maanaam profito améliorer seen cadre de vie neex a dundee parce que insécurité bi nga xam ne barki démb dama dem di proximité fii ndax ñun ñu ngi ci suñu proximité fii abattoir mais imam délégation ba fa imam yónnee ñaari mosquée seen imam yi yónnee nañ fa délégation dañ ma ne 4 heures du matin bu ñu jógee di julli ci xamuñu fu ñuy teg seen tànk ndax lëndëm ak insécurité waaw loolu doy na waar il suffisait que ñu buddi sax benn lampadaire solaire yi nga xam ne dañ leen jël tegle leen ci boulevard bi ndax soo demee boulevard de Caen mais c'est indécent la nga fay gis est-ce que seetlu ngeen ko ay lamp yu toppante mel ni ay génération lamp jamono Idrissa yaa nga fa maire bu ñëw keneen ñëw ne ma ni damay buuxanteeg moom tegaat yeneen lamp foofu yoo xam ne mu ngi waroon dugg ci biir quartier yi dem leeral koñ yi mais tey même imam boobu ba mu waxee man benn envie rek laa amoon mooy buddi lampadaire solaire yi nga xam ne du ay fii la leen rattaché du dara dem yóbbu leen ca taatu jàkka yooyu ba sécuriser kilifa yooyu nga xam ne mais dañu war a jóg fajar pour woote parce que ñoom loolu mooy seen mission te ñu wax ne tey dañu mel ni chaque matin bu ñuy dem dañuy mel ni ñoo xam ne dañuy tayle seen bakkan loolu effectivement noonu la ko waxe te lamp yi ne fii ñu rangale leen fii comme ay ñu dem ci Vessène rangale ko fa parce que xeex ba amoon entre ñoom
mais léegi on a assez payé pour ça man xalaat naa lamp yooyu buñ ko dugaloon si gox yi tey lay askanu gox gi di gën a naw équipe sortante bi que jaar ya ak janax ya ak kaña yañ ko tegal ca sa VCN ba te nga xam ne tey mënuñu votel équipe bii de du ñoom ñoo leen di votel de jaar ya kaña ya ak xawma golo ya ne foofa nga xam ne kenn dëkkagu fa ñu lamp yi di leen leeral si zéro tey jii du ñoom su duggoon ci quartier waaw mu ngi noonu waaw donc les problèmes daal ñu ngi fi bëri nañ xam naa ne ku ko bëgg sóoru yëpp sax wow doo wax dëgg mais dina am loo xam ne danga koy def par étape waaw xam nga ñun expérimenté nañ loolu bi ma fi ma toog nii maa ngi seen Maam Jaara parce que dañu am manifestation Médina Fall léegi nii Maam Jaara mooy gérer financement yi ñun suñu financement ragul de ragul mu ngi continuer ba ñu joxee financement bi ñu woote Daniel Brottier dañoo d'abord fay crédit solidaire ba mu jeex su amee autorité politique wala responsable politique bu fayul ñun bokkuñu ci dañoo fay jusqu'à la dernière centime parce que lu ñu gëm mooy fonds yooyu dañ ko joxe woon dañoo bëgg mu nekk fonds revolving buy continuer ñeneen ñi buñ fayut du dem waaye bañ paree fay laajte waat dañ ñu ne duñ ñu jox lu tax duñ ñu jox parce que bàyyi nañu ànd ak Benno Bokk Yaakaar parce que bokkatuñu gis-gis ci politique loolu lu ñuy dénoncer la ndax man 1 franc CFA ci fonds yooyu man Hélène Tine laaluma ko fii laa woote ci kanamu ñëpp teg ko ñu séddale ko groupement yi ba mu jeex ñuy liggéey di fay ba mu jeex ñu laajaat ñu lànk te ñun ñoo moom xaalis bi xaalisu askan bi la ba loolu amee man maa làmb sama poche génnee 1,5 million dox ko jigéen ñi pour ne leen ngeen continuer ak lii parce que comme bañ nañ ñu jox te ñoom commencé nañ seen liggéey mu leen di xettali parce que ak même su fekkee ne impact bi ñuy wax dinañ ko natti mais résultat yi immédiat moo doon ni que jigéen ñu bari ñu ngi yëngatu di dugal ak a génnee di def ci njaboot gi ndaxte nag contexte économique bu difficile lañ nekk ñu surtout bi Covid bi duggee dem nañu ba ñu obligé bi ñuy dem 2017 élection législative man la ma naroon campagne ma ne leen balaa ñu koy jëndee ay t-shirt ak ay affiche muy yàqu wala ay piis muy ñu koy fóot di ko sànni wala di ko waase jën ca marché ba nañ jël 1 million ma joxaat leen ko ñu dugal ko ci seen kees baa ngay dox ba léegi waaw impact ba dana ñëw parce que li ci bon mooy nga ñëw jox nit parce que da ngeen ànd far ay jigéen commencé liggéey faratu leen rek nga dagg ko te yow li ngay joxe ñun ñëpp a ko moom loolu nag la ñuy dénoncer avec vigueur et énergie ñun am nañ yéene nag bés bu ñu joxee mairie bi tey ñu teg fonds boo xam ne dina adressé jigéen ñi selon leur niveau ñu ak seen besoin waaw seen besoin selon activité yi ñuy mënee besoin yi ñu soxla parce que kay jaay cere ca bopp koñ ba wala kay jaay reer ngoon su jotee utee naag ka nga xam ne dafay dem jor poulailler wala bëgg defee activité de production wala mu ngay dem di ñaw wala mu ngay def leneen seen niveau de besoin bokkul donc loolu yëpp dañu war a nag que collectivité locale yi jublu si loolu xaalis yi ñuy jël di ko def ci affaire de puukare ñu dem xool jigéen ñi parce que loolu nag moo tax ñu war a fal jigéen ñi. mën naa wax ne man de DER loolu mën naa ko cee wax. waaw xam nga ñun dañu ko def si avec le ministère de l'économie solidaire la woon xaw ma mais DER bi mu ñëwee man am na 10 groupements yoo xam ne wax naa ci waa DER ba waa DER jox ay groupement sax ay responsable femmes yoo xam ne dañ leen jox financement 500 000 individuels pour ñu dem liggéey loolu moom DER may nañ ko suñu ay responsable 10 seetuñu nag ne faruma loolu moom dama koy seedeel DER dama leen koy seedeel parce que bu leen neexoon ñu def ni ñeneen ñaa
te sax bu leen neexoon la ñeneen ñi def du dëgg du yoon dañ koy dénoncer kon DER bu defee même su dee comp la sax dañ ko koy seede waaw vraiment léegi su dee dernier mot nag mënuñu lu dul ñaan élection yàlla indil ñu ko ci jàmm ñu def ko ci jàmm te ñu jiital ci démocratie jiital ci dëgg waxanteeg population yi lu dëgg lu ndey ci champ boobu la ñuy nekk te dinañ ci dem ba jeex xam naa ñu bëri ñu laaj nag suñu coalition fan la dugg waaye ñu ngi ci terrain bi dañu xam ne ñu ngi ci terrain bi wax naa la léegi ne chaque jour am na fu ñuy dem maa ngi nii di waaj a dem Medina Fall waaw leen gërëm di leen sant bu baax a baax waaw di leen ñaanal yàlla sàmm seen liggéey yàlla ñoŋal ko jërëjëf